sant ak sikar wax naa leen sant ku rëy mënu ko ku nay mënu ko te ku iñaan du ko def mbokk yi sant ki nga xamante ne ni moom la yàlla sunu borom namm ci moom lu baax moom moo koy def ndax yàlla moo ne maalam yaskuru naasa laa yaskuru laa balaa ngay sant yàlla da ngay sant nit ba noppi cant googu la xale yi yëg mbokk yi ba tax ñu ñëw ci bis bi nga xamante mooy bisu le 19 décembre di bis boo xamante ne ni mbokk yi Chamboulé Events xam ngeen Chamboulé mu xaa xale bi nga xamante ne ni moo dëkk Ndakaaru waa Ndakaaru bëgg ko fonk ko loolu ba lépp lu mu woote Ndakaaru ne ko doon ci jiitu xale boobu moo woote ci théâtre national Daniel Sorano boo leen daanaan yi nga xamante ne nii bu nu sikkaree mu ne xam ngeen Papis Kara mbokk yi dina ñëw ci bis ba Sidi la Noorey Xaasimu daa mbokk yi dina fa teew Gauche Kara dina teew ci bis ba Kalaamu 21 mbokk yi dina ñëw ci bis ba Modou Bey Afia mbokk yi dina ñëw ci bis sikkar ga waaye xam ngeen ni Chérif Kara Fall moom it mbokk yi kenn du dem mu des ci bis ba mbokk yi muy bis boo xamante ne nii Chamboulé Events nee nañ dañ ko dara jaale ki nga xamante ne mooy Serigne Ahmad Mbacke moom Cheikh Ahmadou Kara Mbacke moom Seydina Ousmane moom maam Thierno Ibra Fati borom daaru mbokk yi gën jërëjëf suñu mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñuy suivre seen site internet seen lamb TV jibi tey doxantu nan ñëw fii si parcelle jël si fi benn ndaanaan jël si fi koo xamante bi nii si lamb la bokk yaakaar naa ne bu leen ko présenté wala ngeen gis ko seen kanamu écran di ngeen ko xàmmee nekkatul koo xamante dañ koy laajte ci réew mi muy Amdy Moustapha bu parcelle man nag Amdy Moustapha bu Dame Sène ak Tapha Mbeur mais léegi Amdy Moustapha bu parcelle la parce que kat yaakaar naa ne mbëri parcelles yi li ko daggee ca Modou Lo roi des arènes ba ci mbër bi ci gën a naw yaakaar naa ne ku si am combat ku nekk di nga ko soxla ci sa biir moo xam ci wàllum organisation la moo xam si wàllum conseil ak lu mu doon kii ma toogal nii yaakaar naa ne moom la Papa Sow wóolu wala kii ma toog nii yaakaar naa ne moom la Père ba wóolu Amdy Moustapha bu Fallou Ndiaye sax booyu Fallou Ndiaye la maa lay siyaare am Modou Anta maa ngi lay delloo siyaar di jaar sa caméraman bi di jaar jibi maa ngi koy jaar di jaar mbokk internet yëpp ak ñu bëgg làmb di ko suivre xam nga di nuyu borom place bi ñu nekk sama yaay sama xarit sama morom tànday xam nga moom wax dëgg yàlla sama lakkal la sama dëkkandoo la ñu làng bi émission bi ñëwee ma ne xaamu ñëw dugg fii defee ko fi quoi parce que ñaari place yi benn la di jaar waa làmb ñëpp di jaar mbokki parcelles yi di jaar champion yi fi nekk yëpp mbër yi bëre tey dëkk parcelle Sabala Dame Suger Mathieu extra gars yi des yëpp ak bébé Saloum ñoom ñëpp yàlla may leen ndam maa ngi leen koy ñaanal barke Cheikh Ahmadou Bamba yàlla leen yàlla may ndam ñoom ñëpp ak ñeneen ñi am combat di nuyu ñëpp mu daanta macha allah am na solo di nuyu ñëpp Amdy Moustapha dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy sujet bi yaakaar naa ne keroog ba ma la gisee stade xar kanam bi nga yore woon ak xar kanam bi nga yore tey yaakaar naa ne wuute na tey moom firi nga mën ngaa def lu nekk par rapport ak keroog Amdy combat Papa Sow Siteu ñu jàpp ko combat bi ñu renvoyé ko ba 2 fois yaakaar naa ne 3e fois bi làmb mujjee fa am boo ma daan jàngatal combat bi renvoyé bi ñu ko def ak coono yi ngeen ci daj balaa ñuy ñëw ci combat bi lan ngeen ci jànkoon. waa sonn wax dëgg yàlla puisque préparation làmb dafa métti Modou Anta ñu préparé làmb 2 ans 3 mois wax dëgg neex yàlla yombul 2 ans 3 mois ñu reporté ko 2 fois ba 3e fois ñu ñëw ba ci journée bi affaire bi am problème xam nga neexul ci xol mais nag dañuy sant yàlla puisque lu mënti xew rek ndogalu suñu borom la te borom bi moo nekk koo xam ne kenn mënul xëccoo ak moom dañ koy sante yàlla bu baax a baax di ñaan loolu am noonu lépp mu gën si ñaari mbëri gën si ñun waa làmb waaw. macha allah am na solo dernier fi may ñëwee sama dernière question pour ma dugg ci sujet bi mooy combat bi nga xamante bi nii wala signature bi nga xam ne amoon na stade Iba Mar ñëpp na seen adversaire moo dugal Siteu ci combat bi depuis lors ba fa Siteu jógee kenn gisatu ko moo xam ci statut la wala Instagram wala TikTok wala Facebook wala YouTube kenn mënatu koo gis fenn ba keroog ni ma koy gisee stade ba ma ko gisee stade nag am nag soppeeku ci man mi nga xamante bi ni man maa daan gis Siteu ba muy dugg ci làmb 2009 wala ba muy dugg ci làmb 2010 ak keroog est-ce que yéen dugalu leen Siteu ci combat. waaw mais c'est normal Modou Anta ñun ñoo war a dugal Siteu ci làmb ji su fekkee dafa génn làmb ji ñun tamit bu ñu génnoon ci làmb ji moo ñu ci war a dugal puisque dama yaakaar ne mbër booy bëre da nga war a ñaan yàlla di daan mbër bu am qualité ndax ñu lay nangul sa champion bu ko defee sa cachet mun a yokku adversaire yi ngay bëreek mun a yokku du dëgg loolu mooy àdduna loolu tax ñu jël Siteu dugal ko ci làmb ji te loolu moo ñu war quoi c'est normal ñu ne Siteu sa tànk yi nga yor daanuñu pour nga dem liggéey waat comme ni ngeen ko waxee yéen waa làmb nee ngeen de gis ngeen changement si moom loolu lañ doon ñaan yàlla li si desoon rek mooy ñu duggoon si biir géew bi après ku si nekk xam lan la sa morom liggéey yàlla def na antuwul dañ koy sante yàlla rek xëy na un jour viendra loolu dina antu. macha allah bi ngeen gisee Siteu keroog stade ban jàngat nga am ci moom sax yow laay wax ban jàngat en tant que nitu làmb gis nga changement wala.
non man bi ma ko gisee au nom de Dieu dama kontaan quoi li tax ma kontaan mooy dama gis Papa Sow di contact ak Gora Sock gis Papa Sow di contact ak Franc gis Papa Sow di contact ak Modou Lo gis Papa Sow di contact ak Dame Sène xam nga extra ma xam ñooñu li nekk si ñoom xeetu tànk yi ñu yor xeetu mën a bëre gi ñu mën a bëre xeetu ndaanaan gi nekk si ñoom du tax ma xeeb ndaanaan gi Siteu doon waaye jàpp moo woon ne bu ñu duggee si géew bi dina nekk luy difficile si kanamu Papa Sow yaakaaruma ko woon gisuma woon sax ñu une minute bu doon teg tamit xam naa li muy teg du bëri su ma jàngatee combat bi non bokkuñu parce que Papa mooy mag moo maye chance mais gëm naa ni li naroon neex ci géew bi moo ko doon def quoi waaw moo ko doon def du xaar kenn di def dara moo doon def. ok macha allah ñu dugg ci sujet bi combat yi daw ba combat yëpp jàll ba trompeur bëree ak Lassander Gora Sock am sarax bu mu yor dem di ko joxe ji loolu antu ñu dëppaat Papa Sow jëlal boppam sarax bi ànd ak Gora Sock ak Franc ba mu demee si cummikaayu Siteu wala ba mu demee fa nga xamante bi ni mooy tambour masooru Siteu fa la coow la amee mu delluwaat cummikaayam boppam toj ba niñ ko fajee mu ñibbi instant nii toor bi fan la au début. ñii nee nañ CNG la li ci njëkk en première boog du moins ñeneen ñi aussi tamit ñeneen Papa Sow tooñ ñeneen géwélu Siteu moo tooñ lan mooy explique. man balaa maa ñëw ci toor bi kii moo ko yor wala kee moo ko yor damay leeral tuuti puisque maa ngi woon si suuf maa ngi woon si cumukaay bi dañoo dem ba spécial bi jeex Papa Sow war a dugg ci géew bi ñu am sarax bu ñu war a saraxee avant Papa Sow di dugg ci géew bi sarax bi ñaari paquetu tàngal menthe fraîche la paquetu tàngal menthe fraîche nekk ci mbuus bu bleu. waaw ñaari paquetu tàngal menthe fraîche nekk ci mbuusu bu la man maa jënd tàngal bi non mënuma wax lii moo ko jënd wala xam nga nit ki booy wax rek waxal li nga xam man maa jënd tàngal bi parce que dama dégg ay yenn wax ñu naan dafa yor butéelu saafara te du saafara ñaari paquetu tàngal menthe fraîche la benn bi jëmoon si famille Pape Seck bi doon tëgg lamb ji ak ki yor microcentral bi ku ci nekk benn paquet bi Gora Sock di dem man gis naa Gora di dem ndax boobu Papa Sow mu ngi échauffé wu ak Franc ak Gora ñu jox leen paquet bi Papa jël ko jox ko Gora di ko yóbbu mu des ak Franc foofu di échauffé wu ñun ñu ngi tëj si biir cumukaay barrière ñu police yi taxaw suñu kanam ku xam arène nationale noonu lay demee Gora bi muy dem Jili Seck laa dégg ci làmminam mu ne moo gis Gora Sock di ñëw fekk mu ngi ci ginnaaw boo yaa ngi tëgg mu ñëw taxaw si kanamam ne ko doo fi jaar man maa dégg sama nopp Jili wax loolu ci télé Jili foofu dafa juum waaw dafa juum puisque comme moom organisé wul pour man du moom moo war a wax diw fii lay jaar wala diw fee lay jaar xam nga parce que làmb tamit dafa am organisateur foofu du cumukaay quoi comprendre nga te foofu voie publique la bi policiers yi ñëwee en général policiers yi bu ñu gisee ñaari nit am problème bu ñuy àtte dañuy ñëw si ko ëpp doole jëm ko patamee ñëw nañ jéem a patamee Gora Sock résister Papa Sow mu ngi échauffé wu di daw bi mu dawee bay tourné jàkkaarloo Gora Sock gis policiers yi di patamee Gora Sock mu daw moom dafa daw bi muy daw ñun ñëpp gisuñu ko man damaa toogtoore na ani Papa ñun ñëpp presque dañoo toogtoore na ani Papa gisuñu ko. est-ce que moom waroon na daw dem ci coow li. waaw mais xam nga li ma la wax rek mu da anta mbër jour combat nga ngemb liy dem ci ngemb li ngay sangoo li ngay naan est-ce que kooku nit kase la war a doon jour boobu day am ay àndandoo te àndandoo yi mën nañ def si yow sax parfois lu nekkul sa jikko man du ma ne loolu la war a def du ma ne waru ko def dama naan sax loolu la war a def xam pourquoi loolu la war a def parce que sëriñ bi nga fay say millions mu da anta bu la diggalee sarax boo xam ne 1600 la 1600 nga bañ ko def est-ce que tey yow boo ci amee safaan doo ko may lay du dëgg te Papa Sow bi nga xamante ni tey ñaari supporters yëpp ñu mën a fa indi ndax ñaari mbëri ñoo fa indi nit ñi du yoon kenn war a taxaw naa ko fii ngay jaar wala fee doo fa jaar mais nag njumte du wees njumte la quoi mais ki njëkk a juum ñëpp muy CNG puisque lamb dafa am lu mu lamboo ak lu mu ànd ak lamb organisation la lamb comme li ma la wax léegi rek ñaari mbëri xëy sangu seeni saafara ngemb ak li ñuy def seeni ngemb ak li ñuy sangoo li ñuy naan boole ko li ñuy def seeni nit ñaar ñooñu dañ leen war di séparer ba lamb ja jeex li nekk si ñoom dañ ñuy nekk si jàmm puisque lamb bokkul ak yeneen sport yi noonu lay doxee quoi mais fi ñu juumee mooy Jili Seck moo jiitu si stade bi man boobu ñëwaguma mais am naa information que Jili Seck moo jiitu si stade bi mu ñëwee dégg naa am na ku nekk ci porte bi woo na benn membre CNG ne ko Jili na dem teg ay sabaram à côté bu Siteu ñëwee ba jël cumukaay côté bi mu teg Jili dem teg fa ay sabaram kooku ne ko noonu lay demee bi Jili ñëwee Siteu moo ñëw jël cumukaayam teg ko mais Siteu bi mu tegee cumukaayam li doon yoon mooy Jili Seck dafa waroon teg couloir bi Siteu teg cumukaay. Jili démb jëli naa ko jàmm ga nee na yàgg na ci porte bi ñu ne ko doo dugg ba mu duggee ba si biir moo fa njëkk Baye Demba Baye Demba ñëw ñu placé ko moom ñu doog ko wax fi muy toogee.
ah man de damay wax ak sama travail bàmmeel man ak Papa Sow ñoo ànd dugg si stade bi te bi ñuy dugg si gis nañ Djily Seck installé wu ba pare man Djily Seck benn yoon laa gis mu jug mooy bi Siteu bi ñu waxee Siteu day tuus ma jàppoon na si digg géew bi lay tuusee ñu lal perkaal bi mu jël ay salan teg ko ci digg géew bi ma toogaat toog gis mu génn xaw ma lu ko waral nag ndax nekkuma fa woon ba maa ngi si cumukaay bi mais Baye Demba bi mu ñëwee presque def na ci porte bi ay 10 minutes 15 minutes yoo xamante Papa Sow génn na 2 fois cumukaay bi dem si CNG ne leen Baye Demba na teg ci côté bi mu nekkee moom waa CNG ñoo ko bañal ne ko Djily teg waa kër si tey teg nañ ba pare te làmb nit bu ñëwee installé ba pare pour nga yëkkati ko problème lay nekk ndax problème mu tegtal la bi affaire bi amee benn policier moo ñëw na leen comme noonu la demee am na combat buy daw xaaral bu jeexee ma jaar leen ci digg géew bi ngeen dem installé fële man de lii laa ci xam te loolu tamit mooy li ma wóor Djily moo fa jiitu Papa Sow moo fa jiitu Siteu moo fa jiitu Papa Sow donc comme ñoom ñaar ñoo bokk camp te ñoo jiitu rek pour man waroon nañ ko mën a organiser avant Papa Sow di dugg si ak waa këram ndax ñun yaakaar naa daw loolu sax moo tax ñu xaw a yéex a dugg si stade bi ndax amuñu woon problème boobu. macha allah am na solo léegi làmb ji jeex ci kàddu yi nga xamante bi nii bàyyikoo na ci CNG bi ñu ne Gora Sock ak Franc dañ leen a aj pour l'instant ki nga xamante mooy Reug Reug convoqué woon nañ ko ak Coly Faye numéro 2 ki nga xamante bi ni mooy Djily Seck dañ ko rajee 15 ans Papa Sow ak Siteu reprogrammé le 29 janvier loolu noonu en tant que koo xamante jege nga Papa Sow yéen a ngi waaj le 29 wala man de waajuma le 29 man Amdy je prends mes responsabilités man laa wax man dama ne waajuma le 29 man Amdy xëy na bis bu ngeen amee occasion toog ak Papa Sow wala xam nga staff bi ñëpp di ngeen ci xam lu leer mais Amdy moom waaju le 29 xam nga Modou Anta man dama weex donc ndax CNG bi biñ ne suba lañ leen di installé laa def interview Lutte TV wax la ma xam am ñu ma si dal mais ña ma doon dal ñëpp ñu si bëri yaakaar naa tey ànd nañu ak man mais man tey laa gën a gëm ne ak CNG laa mu day wàcc rek mais du yéeg CNG bi fi nekk puisque damaa gisul ñu si ñoom compétence gisuma si ñoom compétence. ñoo ngi doxal de seen kéemtulaay kat. xam kañ laa gën a nangu ne dañoo incompétent mooy bi ñu leen falee tak ñu wàññi licence su mbër yi wàññi licence su promoteur yi te problème bi nekkul foofu ci laa xam ne dañoo incompétent xam nga problème bi dañ ne woon Alioune Sarr bi fi nekkoon li mu doon communiqué bariwul yow boo ñëwee loolu yokku ci mais bu mu ëpp yokku nañ nag mais dafa ëpp ñoom ndax simila ak saala ñoom ñu génn lu leen nit wax dinañ génn tontu ko te njiit da ngay njaboot mën a muñ njiit du lépp ngay tontu doo defante doo fay wante seen lii ñu génnee PV bii ñu génnee ñoom la concerné xam nga tey su fekkee da ngaa jiite ay nit nawloo leen Papa Sow blessé dimanche ñu ñëw ko dimanche su guddi 6 ñaw pour man balaa ngaa wax ne dañuy reprogrammer sax nga laaj Papa Sow kañ ngay ndax wér nga kañ ngay tane sa certificat médical la moo ci nekk mais defoo ko 5 jours après nga dem génne sa PV naan reprogrammer combat le 29 jot naa sax for naa sax ci wéyu bay ñu ne moom mooy wax nan la ñuy programmer journée bi nan la ñuy jaayee billet ñaata la ci dolli mbër est-ce que CNG ñoom ñu ngi bàyyi xel li ñuy wax dëgg mu danta te am na yoo xam ne CNG bu ko defee day gën a dugal boppam puisque mbër yaa ngi fi di bëree dimanche muy am coow lundi mardi ñuy dugal recours di xaar 1 mois pour recours génn problème am 5 jours après c'est quoi le problème lan moo lu si mbir bi ba ñu yàkkamte affaire yi nañ ñu ko wax puisque tamit ñun lu suñu xel ñaaw rek ñoom ñoo ñu may occasion boobu quoi pour suñu xel di ñaaw du dëgg loolu la quoi parce que CNG dafa am fu ñu koy xaar CNG dafa am lu ñuy xaar ci njiit da ngay mat njiit mais man li ma waxoon laay waxaat man Bira Sène sama papa la su ma doon déglu xam na laa koy wax CNG bi mënoo ko doxal ndax nit ku nekk ak jikkoom mais man Bira Sène bii may gis nii non mënul doxal CNG su ma doon moom nag ma teel a démissionné day yombal jéel da koy rafetal waaw. macha allah am na solo yaakaar naa ne ñi ngi ci cëppaandaw bi li ma laajoon tarkindaa yi démb rek laa lay laaj combat bi fi mu ne nii amatul Papa Sow fan la jëm la déggee revanche Tapha Tine Boy Niang lu fa xew Ama Baldé Modou Lô bu ñu tàqale ko lu fa mën di xew moom ak avant revanche wala combat bu bees ñii nee nañ moo Diène Kaïré ñii nee nañ moom ak Alioune Seye 2 état 2. man de su ma sañoon Papa Sow Siteu lay bëre ndax làmb fekk kumpa mu ngi ca rek làmb jaa ngi neex te kumpa ji mooy kan mooy daan. nee na cooki bandi xaw ma lan chef de bandi cooki fin lay jeex. waaw loolu la Papa wax non mais boo bëggee dégg dëgg daal man bëgg naa combat bi de wallahi man su ma amoon lu ma gënal. est-ce que li ngeen jànkoonteel ci combat boobu noonu di ngeen ci duggaat. Modou Anta man su ma amee lu ma gënal
ñu jël seeni reliquat jox leen ko ñoom ñaari mbër yi. xanaa da ngeen am fu ngeen denc Siteu bu bëggaat combat. si entraînement de lañ ko denc. ngeen ne moom ngeen bëggaat moom mu ne instant yi seen dossier moom wëlbati na ko kon daa mel ni yéen am na fu ngeen teg combat. man de damaa jàkkaarloo ak Papa Sow ne ko bugguma nga bëree ba bàyyi bëre te daanoo Siteu. non yombul mais góor ci loolu lañ koy xaar góor ci lu métti rek lañ koy xaar mu anta amul benn góor boo xam ne da ngay juddu sa àdduna nga fekk fa lu yomb su ma sañoon problème yi nekk fi coow yu sew yi jigul baaxul ci làmb en ce moment là nañ jéem a négocier affaire yi jël reliquat yi jox ko ñaari mbëri parce que tamit lu waaye mënti wax mooy mbëri événement la ñu séq ak promoteurs yi li tax ma ne événement la ñu séq ak promoteurs yi fi ma ko teg lenn kasa la mooy bu nekkul woon événement du laaj ay face à face yu bari du laaj ay open press yaa ngi dégg du laaj yenn communication yi bu nekkoon combat kasa la Modou Anta dañ leen di signer contrat ne leen war ngeen bële telle date tel jour telle heure fexe leen ba heure ba fekk leen fa duñ fi nekk naan sax ay 16h45 ngay ñëw ak 17h ngay ñëw il fallait que gars yi xam ne lamb ji fi nekk ñi jàngul sax dañoo am xel même ñi jàngul français dañoo am xel lamb ji problème yi fi nekk nañ ko toog ñun ñëpp ñu waxtaanee ko parce que dañoo bëgg lamb te ku si nekk da ngay def sa ñaq ci lamb fii nga ma fekk nii su ma fi jógee nii damay dem stade te bu taxatoon lamb damay continuer liggéey ba ngoon du dëgg kon ñun dañoo bëgg làmb te làmb ñun ñëpp ñoo ko bokk mënuñu ko xëccoo nañ ko arrangé xam nga Pape Abdou Fall kilifa la moom moo mag xaalis bi mbëri di wax xëy na non xëy na man du ma wax sax bi mu yoreel xale yi parce que jàpp naa ne reliquat bi déposé na ko CNG mais comme moom kilifa la pour man war na mën a waxtaan ak waa CNG président bi surtout wax ko li mu xam ci affaire yi ñu dawal yërmande ci seen kaw ndax tamit gars yi loolu la mënti wax rek ay père de famille lañ ay père de famille lañ te réew mi dafa métti Covid lañ jugee gars yi dañoo muñ 2 ans 3 mois ku nekkul ak ñoom xamoo ko ñu jéem a négocier jël seeni reliquat jox leen ko man loolu laay wax loolu laay conseillé ñëpp loolu laay conseillé aussi képp ku jege Pape Abdou Fall Fallou Ndiaye sama patron loolu laa koy conseillé loolu laay conseillé Assane Ndiaye njiital Bawol production parce que gis nañ ñoom ñaar dañoo jege Pape Abdou mooy nañ jéem a waxtaan arranger affaire yi Pape Abdou bu bëggaatee combat bi mu waxtaan ak gars yi man pour man warul jafe surtout bu fekkee gars yi pare nañ pour jox ko date 29 janvier boobu man gëm naa ne war na ko mën a tëgg si budget boo xam ne du cher su fekkee ñaari mbëri pare nañ pour bëre man de jàpp naa ne Papa Sow pare na pour bëre ak Siteu kon donc warul mën a kii xam nga warul mën a métti quoi. macha allah jàpp naa ne Papa Sow pare na pour bëre ak Siteu man mi demoon jàmm gën démbit tarkindaay moom waajuñu sax le 29 janvier macha allah am dee ngi noonu sama waaji sama xarit bi looy tàggoo. waa di sant ñëpp gërëm ñëpp di sant sama doyen ci làmb Grand Mor bu Parcelles Grand Mor moom mooy sama doyen di sant Fallou Ndiaye sama mag sama xarit sama waay la ku sikk la nag mais sama waay la sama mag la sama xarit la da ak sikk xam nga di sant borom place bi ma ne comme ni ma la ko waxoon ci début bi sama yaay la sama tante la tante Ndeye di ma conseiller ci àdduna di ma conseiller ci lépp xam nga di sant sama propre famille sama papa sama yaay sama soxna sama doom samay rakk xam nga sama mag xam nga di waxaat waa làmb ne leen booloo moo ñu war booloo moo ñu war di encourager Fadam Tou sama mag sama xarit maa ngi koy encourager bu baax di ko wax ne ko li muy def yombul ndax waxkat moom heure boo waxee di nga am ñoo arranger di nga am déranger ñi muy arranger tey da leen di déranger suba ñi muy déranger tey dina leen arranger suba donc yooyu yëpp na ko xaar mu gën a am courage parce que am na ñu ko bëgg lool certes man sax man moom du ma fanga nit moom xam na ma du ma ko may dara. wala kal waaw man du ma ko may dara man su defee lu jaarul yoon man ko jaarul yoon mais ñetti fan yi moom xam-xam bi nekk si moom daa mel daa am jinne yu ko sol loolu la yàlla def xam nga di woo jox amateur yëpp dig daje léegi si kanam incha allah benn si ñaari stade rek fu neex waaye na dem benn si ñaari stade yi xam nga di sant ñëpp daal gërëm ñëpp wax dëgg neex yàlla di ñaanal mbëru parcelles yi fi am combat ñëpp suñu borom suturaal leen may leen ndam di dénkaat autorité parcelles yi nañuy génnaat di jàppale gars yi yeneen gox yi ñu ngi jàppale seen athlètes yi nañuy génnaat di jàppale athlètes yi fi nekk làmb dafa métti te gis nga athlète boo ko tegul ci condition bu baax waroo ko laaj résultat xam nga pourquoi man may am parfois audace di wax ak mbëri puisque damay sonn ci ñoom wala damay jéem di sonn ci ñoom moo tax parfois am naa audace di wax ak ñoom te su ma waxee ak ñoom dinañ ma dégg ndax damay jéem di sonn ci ñoom loolu nag moo war képp ku dëkk parcelle te bëgg sport dañ leen koy dénkaat di leen ko santaat di wax waa CNG ne leen ñu gën a dawalaat yërmande gën a tamit waxtaan ak ñi ñu war a waxtaan ak parce que làmb seen xel ñoom kese yoru ko nii bu naree continuer nii liñ fiy jógee du rafet te kenn souhaité wu leen ko waaw di ñaanal gaay ab jàmm jaajëf mu danta macha allah mi ngi noonu Amdy Moustapha la
l'avocat de Parcelles wala le porte-parole de Parcelles maa ngi koy siyaar bu baax di ko jox wàccuwaayam di ñuy aussi tamit sama gars yi nga xamante bi ni nekk nañ Parcelles ñëpp parce que man tamit fu ma dem fu ne am naa fa ay gars yi ku ci mel ni grand Mor bu Parcelles grand Cheikh Nia Aliou Dramé ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaare organe ñoom ñëpp maa ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen siyaare bu baax a baax Papa Gueye Xeer moom duma ko nuyu dama koo mere mënoo koo woo ba jot ko sëñ Daam Touba maa ngi lay siyaare président maa leen di bëggee yéen ñaar bu baax 50 yéen ñëpp taala maa leen di siyaar bu baax a baax jibi di leen jox di daje ba beneen yoon seen lamb TV jërëjëf 3S Sport